asalaamaaleykum Louga asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àddina ñun FAFS cellule régionale bu Louga ñoo am tey mbégte di def sunu journée porte ouverte di ñaanal nag ñëpp jàmm di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal àddina bépp di ko ñaanal tam sunu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci FAFS yi yal na yàlla defal jàmm yal na 2002 nekk atum naataange atum jàmm nga xam ne lépp dana jaar yoon xëy jigéen ñi daañu am xëy na xale lu góor yi ndax loolu on parle d'autonomisation de la femme kon lu góor mën jigéen war na koo mën kon ni góor di xëy di wuti di indi noonu la jigéen jànq njegemaar war a xëy wuti indi wante nag bala ñuy wax journée ouverte bi dañuy ñaanal ku baax suñu njiit bu baax ku nga xam ne tey moo xeex ba FAFS Louga egsi fi mu egsi wax ma sax FAFS Louga FAFS national parce que ñu ngi ci bureau bi mooy kan mooy Adja Awa Ndiaye Ndawa yal na xippee àjjana ku baax ku am jom ku am fulla ku bëgg waaw góor li mu xëy yëpp ak li mu bët yëpp li mu doon xëy yëpp ak li mu doon dox yëpp ak li mu bëggoon yëpp mooy jigéen jëm kanam mu nekk fii nag ci FAFS bi nag liggéey fi liggéey bu am solo yal na ko yàlla fay yal na xippee àjjana may gërëm tam sama jigéen ñi nga xam ne tey bàyyi nañ si liggéey yëpp tey 31 la tey ku nekk yaa ngi ak sa njaboot ku nekk am nga loo def mais ñoom ñëpp doon dagg seen lépp ñëw parce que FAFS la moo leen ñor dina bëgg FAFS na ñokkee taxaw ci ñaari tànkam mel na mu meloon am la mu amoon di dimbali jigéen ñi parce que de plus en plus ñoo ngi wax autonomisation de la femme autonomisation de la femme nag mooy na jigéen yëngatu ba mënal boppam ndax damay fa di wax naa nit bala muy gore il faut que mu góor ci dara góor ci ñaqam góor ci terangam mën a gore ñoo ngi gërëm la FAFS mère la structure mère ndax ba Awa Ndiaye làqoo ba mu dudd àddina ba léegi bàyyiwuñu ñu wéet ñoo ngi gunge ñoo ngi jàppale di gërëm tam partenaire bi nga xam ne ginnaaw walla moo tax tey lii yëpp am mooy lan mooy voix et leadership de femme ñoo ñu gunge tey ci bés bi ñu leen di gërëm bu baax a baax may gërëm nag xale ñi fi nekk kon tey su ma waxee en tant que secrétaire général man Khadija Gueye c'est parce que présidente bi daf fee nekkul sama ndeyjoor nag am naa la trésorière madame Sall Adja Yagu Ngom sama càmmooñ am naa une femme ku jàmbaare bu nga xam ne yàgg na ci FAFS liggéey na fi liggéey bu am solo en tant que personne ressource surtout dans les activités de transformation ñu koy wax madame Karera Véronique Sani jigéen ñi ngeen fi gis yëpp macha allah ku ci nekk yaa ngi boot mbooloo ku ci nekk yaa am groupement bu takku groupement bu am fulla groupement bu am fayda bi nga xam ne ñoom ñoo nekk membre première FAFS ba ne FAFS rek ñoom doon ñëw adhéré dugg indi seen mbooloo indi seen cotisation nekk ci lu baax bëgg lu baax yal na leen yàlla fay. tool fa mieux vaut tard que jamais mieux vaut tard que jamais at maa ngi jeex. yal na ko fekkee ay ati at mi dugg si yal na gën a neex at mi ñu génn mieux vaut tard que jamais tey nag ñoo ngi def suñu journée porte ouverte ndax tam wax dëgg yàlla mun la ñàkk kon boog lu mun a ñàkk rek dañ ci taxaw bu mu am te tey su bés bi mel nii riche parce que jigéen ñi ñoo ñëw fekkee bés bi moo mel nii taxawaay bii parce que présidente association de femmes ñoo tëgg seen liggéey ñoo tëgg seen soxla ñoo tëj seen kër ñoo këpp seen ci ñëw fi mu leen ci gërëm di leen ci sant te nag wax ji dafay ala daaw mi ndax su may wax tam naa bàyyi madame Sall Adja Yagu Ngom nga xam ne macha allah jigéen ju mën góor jigéen ju baax bari jom wala xarit Awa Ndiaye ñu fi jógee te dal yeewuñu la moom itam
moo ak Awa Ndiaye ñoo bokk Adja Awa Ndiaye ñoo bokk jikko ci bëgg njaboot jigéen xale yëpp groupement yëpp ay njabootam lañu association yëpp amul xàjj ak seen ñëpp la bëgg ñëpp lay defal ñëpp lay jàppale. mu ne nag naa wax ci activité yi nag gis ngeen taabal ji activité yi ngeen gis ngeen kii bee tableau bi activité xool leen ci taabal ji foofu si Louga kenn demul ñu des fu jamono toll rek ak la mu laaj ci soqali jigéen ak njaboot dugal nañ ci seen loxo taabal ji gis ngeen di fi nekk ay jus la kooku nag c'est la grande Véro madame Kera moom mooy nar a tudd moom mooy nar a dugg ci activité yi nga xam ni fii faf si Louga def na ko suñuy tëj nag madame Sall mooy wax ak association yi moo leen di gën a ñaax moo leen lancé un appel di ñaan yàlla ñeneen ñoo dugg si parce que doon bëgg faf si jóg taxaw ci njëriñ jigéen ñi pour njëriñ jigéen ñi. madame Véro très rapidement waxal activité yi ni faf si jot sof si Louga jot a def te jigéen ñi gis ci seen bopp loolu te rafetlu ko te di ñaan yàlla nag ñeneen ñëw dugal ci seen loxo ba loolu ñu amoon ñu amaat ko. merci madame Fall Khadija bi fi nga daane rek laay commencé tu as bien dit Pape Seck kenn moom ñun ñëpp a ko bokk moo tax ñu bëgg ñu tey si tey Pape Seck Louga da nelawoon na am na jamono boobu léegi benn yëngu-yëngu am ko ñu bëgg bés ni tey ñëpp jàpp ne Pape Seck bés ni tey dafa war a ubbi ay buntam bu ubbee buntam nag ñëpp ci war a mën a egsi amul xaj ak seen amul mag ak ndaw comme ni nga ko waxee ñoo ngi ci woo bu baax jéeg yu ndaw yi xale yi jigéen yi bu ñu ñëwee ñun ñu gunge leen ñun ñëpp ñu jàppandoo joxante loxo mën a liggéey dekkaliwaat li nga xam ne moo fi nekk ndax Pape Seck wax dëgg yàlla ba mu njëkkee sosu dafa nekkoon association muy màgg di màgg ba dem nekk tey mbootaay bu mag boo xam ne nekk na ONG am récépissé ONG njëkkoon na am récépissé association mu dem ba màgg ba nekk ONG waaye nag taxaw bi mooy indi yëpp mais yëngu-yëngu yu bare amoon na ko te bu ñu ñëwee daañu ko gën a dekkaliwaat gën koo jox yëngatu boo xam ne bu ànd ak jamono ndax leadership ni nga ko fa doon def maanaam di gunge jigéen ñi pour ëllëg bu taxawee mu xam nan lay yoree mbootaay communication manqué wu woon nan la nit ki di mën a jàllale waxam ci mbootaay ak nit ñi nga xam ne ñoom la boot tey si tey alphabétisation wax dëgg yàlla jàmbaar la ci woon ndax jàngal na lu mat junni laa mën a wax ak juróomi téeméer 1500 femmes defal na ne alphabétisation te yemale wu koon rek ci biir Louga muy commune mais da doon génn dem ci àll bi di dem ci ay dëkk di leen jàngal kon loolu yëpp lu ñu mën a dekkaliwaat la transformation fruits et légumes ñu koy wax nga xam ne dafa jigéen ñi soxal na leen lool kenn ku ne tey boo sañoon sa kër sax nga mën ko ndax dañoo bëgg jigéen ñi ni ñu koy mënee ci mbootaay bi mën ko ci Pape ñu koy wàcce ba seen biir kër ba si seen njaboot maanaam nooy soppalee yëpp loolu moom dafa naa ne ñëpp xam nañ ko bu dee céréale maanaam mboq dugub ak ñebbe yooyu yëpp dañ ko commencé woon nañ di ko ci liggéey pâtisserie bi am nañ fa matériel wax dëgg yàlla macha allah boo xam ne tey si tey bu ngeen ñëwee war nañu mën a continuer di ko liggéey defar saabu yëpp ñu ngi ko fa doon liggéey même micro jardin maanaam daaj kees yi nga jëmbat sa yaa xam sa naana wala sa légumes yi sew moo xam oignon moo xam yenn yi nga xam ne kaani nga xam ne léegi jigéen bu nekk war nga ko mën a am sa kër ba boo soxlaa di togg yu sew sewaan yooyu yëpp war nga ko mën a am tey si tey bari na bu ngeen yéegee ci kaw daa ngeen gis kees yi nga xam ne commencé woon jigéen ñi ko doon daajal seen bopp kon loolu yëpp bu ñu war a mën a dekkaliwaat la moo xam te cuub teinture nga defal say nappe de table sa kër ah defal say darab léeg-léeg nga cuubal sa doom léeg-léeg nga am sa benn mbubb moo xam ne sax tey ji nga ko sol nga génn di dem mu am benn dara lu ko lonk nga daal di ñëw mën nga koy jël sottiwaat ñu loolu yëpp luñ fa war a jàng la ñaw dañ war nañ ko fa jàng kon yooyu yëpp bu ngeen ñëwee dañuy jàppante kenn ku ne def sa morom comme sa bopp ku tane sa morom nga jàppale
su ko defee ñu delluwaat ci yooyu nga xam ne yëngu-yëngu na ci Paps wax dëgg yàlla du ma ci dellu ndax sànq secrétaire wax na ko mooy présidente bi fi nekkoon lu mu bëgg la bu sañoon tey Paps du nelaw bu sañoon Paps di dox ba léegi yaakaar naa tey jii fa mu ne mel na ni sax moom dana ko sentir ku bëggoon Paps la ndax Paps moom ma nga tàmbali woon ci ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoo ko fi saxaloon muy raam di raam ba expliqué tey kon tey Paps yore ko jombul kenn koo xam ne kii dëgër nga te mën ko rek da nga ko mën a téye ñëpp di ci jàpp bu ñu ñëwee ñun ñëpp ñoo àndandoo liggéey ñun dañ fi nekk mën a gunge xale yi ñun ñëpp ñu jàppale te lu ñu mën dañu seddu ndax nit ki boo mënee denc tam amul njëriñ mais boo mënee nga mënal sa moom loolu moo ëpp njëriñ yaakaar naa ne war naa mën a gàttal rek pour wan Paps moom même sérigraphie tampon draye am na yeneen yoo xam ne sax yéen lim na ko waaye wax dëgg yàlla bari na liggéey yoo xam ne war nañ ko mën a def mën nañ ko mën def foofu daal laay daaneel sama kàddu. mi jigéen ñi ci gën a lor ba amoon na fi activité bu nga xam ne wax dëgg yàlla Union européenne moo ko financé ñu def ko activité bu mucc ayib nit ñëpp itam rafetlu ko waaw mi ngi guddi ma bàyyi rek madame la trésorière lance. wax ba tudd problème mu sensibilisation si sida. war na dëgg sensibilisation sida liggéey nañ ci lu bare waa Sénégal jàppale ñu ci ñu bokk district sanitaire vraiment région médicale niveau national ñu jàppale ñu ci ñu liggéey ci liggéey boo xam ne tey si tey bu ma bëggoon a joxe résultat si li nga xam ne moom lañ def ak nombre de femmes ñi sensibiliser si région Louga fii ba Daara ba Linguère ba Kébémer am nañu relais ba Kébémer ba fii ñu nekk man mi wax ak yéen ne bokk naa ci superviseur yi ak ku mel na Asuba superviseur la am nañu superviseur ba Kébémer donc affaire bi yaatu na ba Linguère ba Daara ñu ko doon liggéey vraiment même relais yi sax seen liggéey bi nga xam ne dem nañu ba jëmmi jamono dañoo boole ñoom ñëpp def benn association ëlbatiku fédéré wàccee Paps loolu mu wax na dëgg am na sax leneen loo xam ne tamit yëngu def nañ ko ci Paps mooy jabaru émigré yi recensé woon nañu ay émigré yu bari jël seen jabar yi boole leen ñoo xam ne dañu amoon ay jafe-jafe ñoo xam ne vraiment seen i borom kër dañu demoon lu mat fukki at wala juróom-ñeenti at ñëwuñu ñu toog jaaxle nekkoon si ay jafe-jafe dañ leen a dem bëri recensé leen ñëw di leen jàngal di leen formé ci yëngu-yëngu yi nga xam ne lim naa ko sànq xam naa moo tax ma ne sànq bu ñu ko bëggee lim rek xam naa ne waaw. Asalaamaaleykum les membres de FAPS de Louga asalaamaaleykum FAPS national maa ngi nuyu waa FAPS national yëpp ndax suñ nee FAPS 14 régions yi la ëmb 14 régions 14 départements FAPS nga fépp doo dem mukk wàcc ci dëkk bëggatuma ranke laajte FAPS amoo ko ndax FAPS c'est la fédération nationale des associations féminines nit ñi dañ naan FAPS rek gannaaw ba ma nuyoo nag association yi fi teew yépp maa ngi nuyu sama présidente nationale Adja Ndioub Mbaye ndax Ndioub musul baisser les bras pour FAPS Louga jëm ko ndax Ndioub dafa bëgg flambeau bi Awa Ndiaye yi porté woon mu jógaat ci kaw te yaakaar naa ne incha allahu rabbi avec force jigéen ñi bëgg a jóg ak ku bëgg a yëkkati liggéeyu Awa Ndiaye danga laxasu takk sa ndigg pour FAPS jëm ca kanam ndax FAPS neexul a suul FAPS kenn mënu ko suul ba mu suulu may def appel département bu Kébémer Seynabou ma sœur Seynabou département de Linguère ak Layla Ndiaye département de la commune de Kër Momar Sarr Sakal et tout que ne leen la FAPS a ouvert ses portes c'est la première journée ça fait 3 jours may sant ñëpp nag di gërëm ñëpp FAPS kenn mënul toog tey xayma liggéeyam FAPS moo liggéey ba tabax seen loko xañ na finition des na ci mais kenn du ne maa tabax FAPS moo liggéey ba tabax seen loko ànd ko la brillante femme ki bëgg FAPS xeex ba FAPS taxaw te kenn fekk ko ca mbaa ay ñun benn yi ñoo ko daan fekk Awa Ndiaye Ndaw fa mu sëdd yal na xitee aljana te Awa est parmi nous jógewu fi li tax lii am Awa yëngal na cëram
FAPS mi ngi ci 41e anniversaire FAPS ba mu juddoo jeeg ju ndaw judduwul xale judduwul dama ne 41 ans kun ko jële ci ati xale tuutee cay def te ba nëga ni FAPS di jóg di daanu mais chers collègues maa ngi leen di remercier en tant que trésorière en tant que ñu dénk ma réseau bi ndax la présidente nationale moo ma dénk FAPS duma ci dara lu dul trésorière mais rôle bi Awa Ndiaye yoroon dinaa ko porter ba baa ñu yegg fan jëm madame Khadija Gueye bàyyiwoo FAPS mukk mu nërmeelu lu ne def nga ko fa duma tudd bale yi duma tudd leneen yi mais mention spéciale aussi à Véronique doo fekki aw rus te yàlla bu mu gaaw toujours yaa ngi prôné lu jëm ci FAPS salle bi nag kenn xam na mais man naa la xam femme de développement yi nga lim fii soo cuubee ñu ne cuub rek nga mën nga dem ci fruits et légumes ñu ne moom rek nga mën nga dem ci jus ñu ne moom rek nga mën beneen nag FAPS jógaat ndax ñun dañoo bokk léegi ci filière maïs la filière maïs moo jóg juddu ci durant 4 ans te ñu ngi koy door a falal bureau national ñu xeex nag ba jël la cellule régionale maay présidente bi ñu dem au niveau zone nord ma nekk secrétaire général ñu dem au niveau de Dakar mu bokk ci 7 personnes yi ñu doon cité parmi les 11 régions ñii dem ak CA national kon FAPS dafa am ay jigéen yu jàmbaar ay jigéen yu vaillante ay jigéen yu xam lu ñuy apporter seen dëkk kon Véro lancé nga journée bi mais dorénavant bu kenn taxaw ndax suñ présidente nationale nee na dès maintenant moom de dana sukkandiku ci li mu am ak partenaires yi nga xam ne nee nañ dañuy ñëw ànd ak ñun gunge ñu ci lii ñu nekk gunge ñu ci ay financement kon yaakaar naa ne FAPS dina jóg ci kaw mënuma citer femmes yépp mais je sais que fii y a plusieurs présidentes d'associations féminines mais dinaa ci tudd benn groupe association bi juddu en 1978 ou 76 je la nomme madame Dior Gaye waroon a toog ba tey man mii ma war a toog dëju mais suñ xel dalul ndax il faut ñu gunge jeunes femmes yi ba ñu jóg taxaw porter flambeau bi ñu toog ngeen lu ñu laaj fii mu nekk ñaar ñii fi toog kenn ku ne bibliothèque fees dellu te yënguwul damay gën a sori rek FAPS bay na FAPS gunge ne les enfants ñu jàngi école FAPS scolarisation des enfants une femme un enfant FAPS dem na Sagata bayi toor FAPS dem na Linguère distribution des prix FAPS dem na partout avec Awa Ndiaye Ndaw yal na ko yàlla yërëm xale wax ko aljana su ma ko tuddee 2 fois damay am le cœur lourd ndax ñépp a waroon a jàpp ci liggéeyu Awa Ndiaye mu jëm mais ñi ngi ñaan ci yàlla mi yàlla dara tawul yàlla nañ toog ba suñuy réalisation kawe suñ bopp ñu defaraat FAPS inauguré ko porteel ko le nom de Awa Ndiaye Ndaw man su ma ko defee bis bu ma ko defee yàlla baalu ma dara je vous remercie beaucoup yaa de xale yu ndawam fii yu brave yoo xam ne boo leen xoolee danga naan tey lañu ab adhéré FAPS non ñii fekke nañ les derniers renouvellements de la FAPS yaa Mami Jara yaa Jaxeer ñoom penn loo ñii ñëpp ñëw associé yaa la présidente Fama Diagne yaa la présidente Rokhaya Gueye ci sama gannaaw ñoom jay na ba ànd koog seen présidente Sala te gisuñu ko fi ñoom Abidjo mais gisuñu fi ndax y a un décès tey donc je vous remercie beaucoup et vivement merci beaucoup. D'accord, merci. Mais je voulais parler d'elle parce que dama bëggoon ne la présidente juste avant son départ vraiment walla yàlla di ko moom am na lu mu sentiroon ci trésorier bi fi nekk
mu boxam ñu puus ñu ci moom man en personne xëy na loolu sax waruma ko wax si rajo la bëgguma mu génn mais témoignage la boo xam ne da koo wax ay nit fekkee ko muy sa sœur moom mari était courant ñëpp courant te du ma ko wax mu sas ma loolu daal di may ni ma la trésorière temps yëpp yaramam neexul waaye yow mii laa sas damaa wax seetiwuma kenn yow laa bëgg ngay jóg sa kër ngay dem di ko seeti ngeen xool naka ngeen di relever pas nga di ko fekki te bi ma ñëwee tamit seet si ko juste xëy na quelques jours par yàlla moom ko mais bi ma ñëwee ci moom musuma ñëw ci moom mu teggi tànkam wala mu dellu ginnaaw suñ nee nangam ba bërki démb moom ci jëmmi boppam moo dem buntu ba moo dem taxaw pour ñu defar ko du benn yoon bi mooy ñaari yoon a ngi dafa am yenn yoo xam ne mënoo koo bañ a wax mais foog dinaa ko wax te boppam la alalam la ci def xaar ñu jox ko moom mooy dem defar buntu bi defar sëriñ bu ma ñëwee ne ko nangam mu ne ma toogal yenn saa damay ñëw gaare wati sa wala taxi mu ne ma bàyyi ko mu dem ndax mun a koo dem ñu toog loolu laa bëggoon a dolli rek pour wax nit ñi ne leen ngeen góorgóorlu rek ngeen ñëw ñun ñëpp di jàpp ci fam mu bañ a yàq déwénati vive la FAFS yàlla na dund ba dajawaat am teraanga ju nga xam ne suñu ñaq ñu ko jox mais fekk na tam ne FAFS gestu nañu parce que dañ naan autonomisation de la femme yàlla na bokk ci yi nga xam ne daañu suqaliku yéen a góorgóorlu mais yàlla na gën a suqaliku barke salaam merci merci